promoteur bi bu sañoon tey lamb ji jeex ku nekk dem sa yoon mais c'est dommage que li xew nii moom njort naa ne lamb ji yàqu na. mais ndax lamb ak bët ngay xoolee tey lii war na tey lii rafet na. waaw xam nga ku ñuy jiñ dëmm doo soccoo yeeli liir donc nit bul bañ ñu yàqal la ci baaru gaalu xaj mais buñ la ca fekk ngay lekk ñëpp dañu indexé lamb ni lamb sport bi ay nit ñu violent ñoo fa nekk ñuy wax toujours violence donc tey bu ñu ñëwee lu mel ni am deru lamb mooy gàkk encore une fois lañ doon teg ci suñu kaw dañ koy mérité donc encore une fois c'est dommage mais dans l'organisation aussi am na ay mbir yi nga xam ne waroon nañ ko gën a fàggandiku parce que fi Papa jaar ba lii am pour man warul woon jaar foofu ndax foofu fa la batterie Siteu nekk supporteru Siteu yi fa la ñu gën a bare donc bu fekkee ni dem na traversé foofu problème mën na am c'est dommage que foofu lañ ko xàllal foofu lañ ko wax fa la war a jaar mais dans l'organisation warul woon jaar foofu. mais père tey boo gisee benn slogan man slogan laa ko tuddee gis nañ Papa ki nga xamante ne moom mooy Ada Fass combat ak Tapha Mbeur am na ci ñu gis ne Forza ak ki nga xamante ne moom mooy mbëru kiiwu Mbour Pakala am na ci tey mu répété waat ñu bari léegi slogan lañ ko def daal jékki-jékki ñu boo daanu ne damm chaise gaañ nit ñi dal nañu sax ci ki nga xamante ne moom moo Tapha Tine Boy Niang tëggkat yi dañoo dem léegi ba dugg ci violence loolu est-ce que tamit làmb war ñoo xoolaat seen bopp. waaw xam nga bi ñu tabaxee arène nationale ñu bëri dañoo wax ne niñ ko configuré waa làmb mérité wuñ ko làmb ay béton lañ ñu war a defal ñu ciy toog donc tey ñi doon wax loolu am nañu raison ci axlu làmb parce que à chaque fois ku mer ak ku kontaan na yam sa premier réflexe mooy dajji chaise donc kon ñu defal ñu ab dër ñu ciy toog sax moom moo gën ci ñun parce que vraiment ku nekk aussi war na def prise de conscience nit ki bu fekkee ni da nga bëgg benn sport nga ci yëngatu say ñoñ di ci yëngatu nga am ci mbër li la war mooy gunge mbër mi ci jàmm parce que jàmm ci la lépp xaj mais encore une fois li gàkkal na deru làmb rafetul li ñuy def aussi c'est vraiment dommage moi j'ai le cœur meurtri je suis triste pour la lutte et j'ai même envie de laisser tomber la lutte et d'aller faire autre chose parce que tey làmb vraiment li ñu wane rafetul daal xar kanam Papa Sow moom mu ne pare na pour bëre mu ne moom day bëre donte sax blessé na day bëre est-ce que tey loolu noonu mën naa nekk. li ma gis ci deret mu génn si moom à mon avis mënul bëre maintenant tout dépend de l'avis médical moom lu mu bëgg a jéngu-jéngu bu ko médecin yi ausculté xool ko xam ne warul bëre buñ ko ne bul bëre mënu ci dara du bëre donc le combat sera renvoyé et le CNG est mis devant ses responsabilités ñoom ñooy xool lan moo xew en fonction des rapports yi ñu jot ak ñoom li nga xam ne gis nañu ko ñu jël seen ay mesures mais ce qui est sûr et certain man su doon maa yor Papa du bëre. tey bu ñu demee ba ne Papa Sow moom mooy Siteu chance ñu gis ni dañ ne doyen la te am na loo xamante ni cër war na si diggante moom ak Siteu tey lii bu demee nii est-ce que tey mag ñi tey duñ dem ba à un moment donné affaire yi ñoom ñu ne duñu may booy chance est-ce que tamit lii du am benn kii bu mu gàkk ci liñ naan chance yi mag ak xale. non xam nga Siteu deful dara Papa Sow Papa Sow deful dara Siteu donc li ci des mooy kan moo indi problème bi te loolu la ñu war a analyser je pense que mbër yi ci seen biir amuñu problème Siteu ak Papa ay naatangoo la ñu war nañu mën a bëre Papa même bu mayee chance Siteu parce que moo ko jiitu ci làmb war na ko may parce que Siteu dafa wane lu tax mu war a bëre ak Papa Sow sur le plan purement sportif y a rien à dire ñaari mbër yi bu ñu sañoon ñoom ñaar ñu tëj barrière bi arbitre bi siffle ñoom ñaar ñu bëre mais tey li xew vraiment c'est désolant encore une fois et c'est regrettable. Est-ce que le signal fort entre Modou Lô ak Ama Baldé? C'est un signal fort pour tous les grands combats. arène bi ni mu bindoo tëgg fi yenn lamb yi ñëw ci sax jaay sa bakkan. yaa ngi concentré wu ci lamb ji donc tey mu nekkoon combat boo xam ne te ñaari xale yi boo leen xoolee xam ne kenn ku ne yaa ngi ci état de forme seen physique boo ko xoolee xam ne ñoom ñaar ñëpp préparé nañu lamb ji donc tey ñu dem ba expliqué tey lamb ji nar a yàqoo ci nii mu nekk loo xamante déception bu ngand la déception bu ngand la. lii du si risque boo gisee li xew. waaw xanaa gars yi gën a jël ay matuwaay parce que tamit lii war nañ ci tirer leçon kenn ku nekk boo ñëwee ñu defal la ay barrières yoo xam ne doo dem ci côté morom sa morom il paraît que maa ngi dégg sax ñu naan géwél yi ñoo ko gaañ xaw ma je sais pas donc tey
tey papa bu ñu ko utaloon fu muy yem ne le bañ a àggi côté bële mën na ñàkk gaañu lii nii li ñu war a def organisateurs yi ñu tiré ci leçon nga xam ne bu beneen yu mel ni waru mën a yàq làmb ji parce que tey làmb joo xam ne 2 ans lañ ko préparé mbër yi sonn nañu entraîné nañu def nañu lu ñu mën préparé wu ba agsi bi fii tey boo xoolee supporters yi jóg nañu taxaw mais mënuñu gëm sax ndax làmb dina am wala du am donc tey mu nekk déception boo xam ne doy na waar ñu war a yaraat suñu bopp supporters yi ñëw ci làmb ji nañu yar seen bopp mbër yi nag wax la ñu man parce que sañoon fi ngay amee sa gagne-pain doo ko yàq mais dañ la koy yàqal bu subaa ñu dem xëy liggéeyi ñu suspendre équipe bi xale fa nekk dootuñu bëre bu boobaa dafay métti ci ñoom donc tey nañu yaraat xale yi ñoom ñu seetaan lii man yaakaaroon naa bi ñu combat bi amoon fi ñu tam seesi liñ ci waxoon ak liñ ci def yëpp xale yi war nañu seen yar seen bopp mais yàq làmb ci ni te dara la ci fekk yomb na trop. plus de 25000 personnes nekk ci làmb ji di xaar ñaari mbër pendant 2 ans ñu ñëw tey lii am métti na ku ne après nag dogal yàllaa ko def yàlla ko nangam non c'est pas ça waa ji ko def dañ ko war a xam mënul ñàkk gis nañ ko kooku dañ ko war a fekk fi nekk jàpp ko dem jébbal ko yoon parce que dafa tas yaakaaru Sénégal yëpp ku nekk mën na comprendre jam nañ supporter bi jam nañ ba mais mbër buy bëree war a sëgg ci làmb ji bëree ñu jox ko blessure avant le combat mais naka la bëree mën a amee Papa Sow mën na bëgg a bëree mën na bëgg a xaru pour bëree mais ay mbokkam duñ ko bàyyi mu bëree man non jamais Papa Sow dong moo nangoo bëree moo bëgg a d'accord a bëree mais amul kenn ku d'accord bu mu bëree. mais c'est pas la première fois ndax Garga Mbossé Lac Rose nii la demee woon. même chose mu tax mais barki Demba Ndiaye mais à ne pas finir léegi mais am na yu gën a garaaw ñu war ko wax suñu stade bii des na tuuti ñu mabal ko benn yoon mu jeex. slogan de quoi. maintenant il faut quand même ces malfaiteurs là ñu jàpp leen yóbbu leen juge leen en flagrant délit amul kenn ku ñemee ci ñoom dem assemblée nationale di ko toj maa nga koy rajaxe kon doo ko defati même chose la assemblée nationale Sénégal ko moom yow yaa ko moom man maa ko moom Papa Sow ko moom Siteu moo ko moom arène nationale bi même chose la képp koy yàq les biens de l'État di ko détruire force de l'ordre dañ la war a jàpp yóbbu la jébbal la procureur mu atte la bu ñu at ñi fi jàpp ñëpp dañu leen bàyyi mais bu ñu attee nit pour la première fois atte leen ne tëj nañ leen nangami at wala nangami weer dootoo gisal ko defati. mais est-ce que Papa tamit dañuy dégg fu lamb tollee fii ñu ne waa Fass dañuy yàq lamb. non waa Fass dañuy yàq lamb moom musul am ci kër àdduna non Fass musuñu yàq lamb. ñu ne bu ñu leen jekkoo musul am ci kër àdduna man de toute ma carrière et toute la carrière des autres Fass musuñu dem ci lamb di ko yàq le contraire dañoo dellu ginnaaw di discipliné ba faf gars yi yéeg suñu kaw mais du question Fass mbaa Guédiawaye sax ñëpp suñu doom lañu rek. ñëpp njaboot gi la. Papa nekkatul Fass. non Papa Sow bu dee bëree man su doon dama koy déggal maa ko non doo bëre parce que munoo bëree. waaw en fait xam nga làmb nag boo ki nekkee daf ci am benn moment nga bëgg a dem rencontrer sa adversaire dafa am benn moment nga bëgg a def sa benn show boobu nag bu tombee ak ñoo xamante ne ils sont mal intentionnés yu mel ne du ci am et ça s'est passé comme ça nettement c'est vraiment dommage et dañ koy déplorer di wax ne lii vraiment ñëpp dañ ko war a métti yéen yor site yi nag am ngeen liggéey bu rëy pour sensibiliser nit ñi jërëjëf